visiter ça mais bëggoon naa ñu dellu si un petit peu ci drame bi nga xamante ne moom moo xew fële ca Rebeuss ba ñaari prisonnier daal di ci ñàkk seen bakkan mu jur coow lu bëri ñii nee nañ dañ leen électrocution moo leen rey ñii nee nañ bousculade moo amoon buuxante am ci ñu bëgg ci dellu si Mamadou Ndiaye pour xool rek naka la ko journaux yi jàngatee ak lan moo fa xew réellement. waaw wax nañ ko sànq ci journaux yëpp tey daanaka majeure partie ci lañ xëy mu nekk tiis waaye tamit mu nekkat yoo xamante ni ay questionnement la yu ñu ñëpp doon wax ñi nga xamante ni seen baat ils ont une voix autorisée ku ci nekk ñu ngi doon wax condition de détention yi nga xamante ni ñu nekk ci prison yi ñu ngi koy dund démb nag mu nekk benn jéeya parce que ñi nga xamante ni ci communiqué bi nga xamante ni waa maison pénitentiaire administration pénitentiaire génne nañ ko ñoom dañ ne benn ventilateur moo défectueux après mu génne ay étincelle daal di étincelle yooyu nag xam naa nit ñi fëxandoo daal di masse ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan muy ñaari ndaw ñoo xamante ni ku ci nekk amoon na 18 ans ki amoon na 19 ans muy ñaari ndaw ñi nga xamante ni loolu moo nekkoon jéye bi xewoon ci chambre 11 fële ca Rebeuss mu nekk tamit ay comme ni mu ko waxee loo xamante ni tamit dina nekk ci moment où ñëpp di demander aussi di laaj samp ab laaj ci condition de détention yi d'ailleurs ñi nga xamante ni ñoo ci seen xam-xam màcc ñi ngi ko doon wax à chaque fois ci yi ngi koy dégg ci débat yi ñi ngi journaux yi ñu ngi koy fësal condition de détention yi di dajale ay nit ci benn chambre léegi nag dina tax xanaa gën nit ñi wala autorités yi gën ci bàyyi xel parce que lii nekk na loo xamante ni lu doy waar la Bijou. alors lii ñu jaaxal rek mooy explication yi dafa xaw a bari par rapport ak li nga xamante ne moom moo rey ñaari jeunes yooyu le boo dee xool même au niveau de ñi nga xam ne ñoom ñoo fay garder affaire yi xaw na leen jaaxal ndax ñii nee nañ bousculade la ñii nee nañ étincelle moo fa jib ci benn ventilo bu yàqu buuxante moo am ñii nee nañ mënul nekk ndax am nañu gaañu ñii nee nañ amul ñu gaañu donc affaire yi daal xaw na jaxasoo coro jaxasoo na Bijou et depuis lors ñëpp ñu ngi lamenté wu ci sooru ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci prison bu Rebeuss peut-être prison bu Rebeuss la nit yi di gën di waxtaanee mais c'est pratiquement valable pour toutes les prisons du Sénégal les conditions de détention sont inadmissibles c'est-à-dire on a l'impression qu'au Sénégal perdre sa liberté c'est également perdre sa dignité te nit ki war nañ la mën a xañ dem ak dikk te nga nekk ci condition yu nit ku normal war a nekk déjà wax nañ ni que prison bu Rebeuss dépassé na largement nombre de personnes yi nga xamante ne moom la waroon mën a jël Bijou nekk yooyu juróomi nit xajuñu fa ba lu ëpp juróom fukki nit bëgg faa nekk qu'on se dise la vérité paquetage du anam bu normal boo xamante ne ay doomu aadama war nañ fa mën a tëdd chaque jour ay jëye am ci prison bi quelquefois duñu am toutes les informations yi nga xamante ne moom moo ci nekk et quoi qu'on puisse dire bon sens rek la ñun ñëpp am na loo xamante ne buñ ñu ko joxee lu jëm ci wàllu explication man de sama bopp laay waxal personnellement du ma ko gobe parce que li ma njëkkul gëm man mooy ñu ne bousculade am na ñaari nit dee nañ mais kenn gaañuwul pour man xel mu sell du ko nangu. par contre am na ñeneen ñuy wax am na ñu gaañu du coup explication voilà explication yi dafa jaxasoo ñoom ñuy joxe information bi ñii bu ñu waxee li parce que à travers le communiqué la ñu sukkandiku xam ne ñu fekkee wuñu mais dañuy communiqué ak autopsie yi nga xamante ni moo autopsie bi moom li communiqué bi wax na firndeel effectivement mooy comme li ma ko wax ventilo bu am bu génnee étincelle mu créé bousculade ñaari nit gaañu ci loolu la ñu wax moo masse maanaam ñaari ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan loolu la ñuy mën a sukkandiku mais nag peut-être mën nañu pousser suñu réflexion est-ce que c'est des questions nit ki tamit ñoo moom suñu xel ñoo mën nañu poser ay réflexions mais aussi li gën a am solo mooy comme li nga wax mooy condition de détention yi loolu la ñu war a mën a réfléchir xool situation yi ñi nga xamante ni ñoom la caabi di féete ginnaaw mais surtout aussi temps bi nga xamante moom la ñuy jox ñi mandat de dépôt yi loolu tamit war nañu les longues détentions loolu je pense que ñi ngi commencé di ko xoolaat mais condition de détention yi ci boppam la ñu war a xoolaat tout le temps on relance le débat mais j'ai l'impression que ça bouge pas parce que boo dee xool information yi chambre bi 6 mètres sur 5 la maanaam 30 mètres carrés pour 70 à 80 personnes c'est juste
impossible. loolu en fait mënuñu ko def war a mun gérer prisonniers yi et tout le temps nous on en parle ci conditions de détention yi oustaz mais j'ai l'impression que ça bouge pas. moo tax il est temps que le gouvernement adopte des mesures urgentes parce que c'est important moment bii nii ci moment bi lañ koy waxtaanee ci moment bi lañ koy kii c'est que tamit nekkul ci moom situation boo xamante ne dañuy wax réew mi fépp ay métti boo ñu waxee ci taalibe yi wax ci ñi wax ci hôpitaux yi wax ci bi donc jàng bi moo tax na ñi nga xam ne ñooy jiitee ñoo autorités yi il faut que tamit ñu xam ni dañ bu ñu waxee ba ñu fal leen tamit lii tax ñu fal leen ñu gën ci mën a jàppale population bi ça c'est important. Sénégal la tëj nekk règle tëj gi di exception. dans tous les autres pays du monde. li may wax peut-être ñi yëngu ci wàllu yoon xam nañ ki dara tëj exception la. ubbi mooy règle. Sénégal nag sàcc nga ginaar tëj. sàcc nga netetu tëj. ñu ko yaay tëj te yow amoo nettoyer benn mbedd yeneen voie pour vraiment ñu wàññi un peu nombre de détenus. qu'on puisse le faire. li ma si bëgg a wax rek mooy. bu la yàlla nattoo. ba ñu dénk la. liñ la dénk da nga war a fexe nga saytu ko si nu mu gën a baaxee nu mu gën a rafete nu mu gën a jagee rawatina loo xamante ni dañ ne la ñi nga xamante ni dañu def njuumte wala ñoo xamante ni nattu moo dal seen kaw ndax fi ñuy waxtaane di prison yi am na ñoo xamante ni defuñu dara tey ñi nga fa nattu rek moom moo ñëw dal seen kaw ndax ku fa war a ndékkee mbaa nga añe fa mbaa nga reere fa da nga ko fa defee ndax yonte yàlla Yusuf alayhi salaam yonente la woon mais teewul def na si kaso loo xamante ni ay at la te ndax te lañ ko doon tuumaal dara amu si lépp ay tuuma la loolu mooy wane ne léeg-léeg ñu tuumaal nit ay erreur judiciaire day am loolu kenn weeranteetu ko mais tey jii nii li ëpp solo mooy fa nit ñi di daje ñu fexe conditions yi nekk conditions yoo xamante ni wax dëgg yàlla yow mi nga xamante ni yaa fay yóbbu nit yi ku la fa yóbbu woon nga mën fa toog parce que tamit léeg-léeg dafa am loo xamante ni suñu politique yi dañ ko gëm mooy ku tabax ko sa dugg fa te loolu du wax boo xamante ni bu taxaw la ay nit yu bëri tabax nañ ay kaso si ay réew bitim réew te mosuñu fa. waa léegi nañ woo ay étranger ñu tabax. waaw ba tey rek am na doo xamante ni. ñooñu bu ñu paree dem ñibbi. ndigal li nag ndigal li ku ko joxe. waaw kay comprendre nga yooyu yëpp daf si nekk ay gëm-gëm la yoo xamante dañ koy gëm te foofu politique yi ñi fi nekk ak ñi fi nekkoon ku fa masul dem mas tëdd fa seeti nga ku fa nekk. kon la fa nekk ñun ñii di wax ñi ñëpp ñun ñoo ñu ko gën a xam fuuf. li war mooy volonté politique. il faut mu am. yéen a ngi koy wax réew mi. yaramu mag la na ma mag ñi baal foo laal day metti fépp yaramu mag la am na yaramu gone yoo xam ne foo laal day metti foo laal day metti kon bu ñu tolloo foofu mbay nga may ma ñaari seconde rek nañu dimbali nit ñi ndax doomu aadama yàlla nee na daf ko teral te yàlla du bind doomu aadama ba gëñ bi muy wax dafa ne wala xadd karram naa bani aadama gëñ naa ne dama teral doomu aadama yàlla du teral doomu aadama da nga ëlbatiku bëgg ko toroxal di nga teg si ay conditions yoo xamante ni yu doy waar la beneen bi mooy bakkanu doomu aadama du caaxaan Sénégal nit day dee mu mel ni weñ moo dee weñ sax mbindeef la mais mel ni kii faatu daal benn mburu daal lañ dagg du dara daal te toll na fa yàlla foo xamante ne nii buñ ko xamoon danañ gën a fonk doomu aadama ñu ngi wax ci accident yi barka démb fan yëpp yéen trop démb amaan na beneen mais après comme si de rien n'était après dañuy yekki enquête ouverture d'enquête ñaari fan c'est comme si en fait ñun gëdd bi ñu war a jox nit ak respecter droit de l'homme yeeg yooyu teguñu ko fenn daal nit dafa mel ni daal ñun dañ koy fowee daal benn affaire la rek bu nekk nii maa ngi koy wax am ko may waxtaanal démb si guddi ma koy wax ma ne ko nit ñi dañuy fowee loo xam ne xamuñ ko yàlla wax na ci alquran mu ne yawma nad'u kullu unaasin bi imaamihim nee na yowmal xiyaam képp ku ma sa jiite donte la benn nit la yàlla nee na danaa la woo taaj la rawatina ku jiite 15 millions de sénégalais ki jiite ñu nekk Rebeuss ak feneen woo la taaj la te ku si nekk si ñoom di nga rendre compte ba fi mu gën a li gën a sew si moom maanaam te ku fa yàgg rek kon yaa fa yàggal sa bopp kon nañuy defar mbir yi si ni mu gën a rafete li ñuy jël di ko def si xumbaayax mbumbayax ay caaxaan nañ ko def si réew mi ndax doomu réew mi soxla nañ ko te réew mi nag bu ñu waxantee dëgg nit ñi sonn nañ oustaz santé éducation lekk prison yi war nañ koo lijjanti tonton Gane xam naa daal fédère bi daal moom tabax na kaso moom tabaxee kaso xam nga nu mu defa maire gàddoom la gàddu ànd ak garde yi dem ba fu ne ubbi leen ñu ubbi mu ne dugal leen bi ñu dugg ko ci mu ne tëj leen ñu ne ko loo ci jublu mu ne fii daal jommul kenn fédère comme moo ko def kaso moom yaay def lu la fay yóbbu wala mu nekk sa destin ñaari rek kay am waaye ràññee nañu ne moom ñu ma sant ci kaso bi daan nañ leen sas liggéey boo xam ne bile dinañ ci jariñoo réew mi jariñu mais ñu bloqué leen rek ci benn place du ñu def dara
ba pare bëgg leen a dund ba metti dafa nekk loo xam ne li ñu war a seetaat la xotti leen ay tool yu bari ñu bay wut ay garde yoo xam ne dañ leen di garder lu génn ca foofa ñu leen koy épargner ku génn buñ la jébbalee loolu nga am leneen loo def loolu sax am na prison bu mel ni camp pénal par exemple jigéen ñi da ngay gis ni que dañ leen di jàngal ay lit ak yeneen góor ñi la même chose am nañ boulangerie ñu ngi def ay lu jëm ci wàllu menuiserie ak yooyu mais foog mu nekk une généralité yaakaar naa tonton Garmi fi muy waxee mooy au lieu ñuy jël nit tëj ko par exemple pendant 5 ans ñu def loolu travaux d'intérêt général pendant 3 ans nga xamante ne dina la jëriñ dëkk bi et puis boo génnee di nga am métier di nga am loo xamante ne moom moo leen dimbali ci sa réinsertion sociale tey da ngay xool Mamadou ruelle yi ci Dakar bu yàgg ba léeg-léeg prisonniers yi la ñuy génne ñu leen di garder ñu nettoyer lépp ba mu set ñu doog leen dellu am na solo armée yi ñu war a bay am na ay travaux yu bari yoo xam ne yi war nañ ci mën a sukkandiku mu jariñ réew mi jariñ leen te ñu am ca dara mais loolu léegi loolu yëpp dara amatu ci ñu bloqué leen rek ci benn ruq boo xam ne bii léegi-léegi ñu ne scandale am na la scandale bay xew mënoo fexe ba xam ko loolu yënum xel fi koy bàyyi parce que loolu seen secret yi bopp la état dafa fort kon nag dëgg dañu ñaan rek daal ñu seetaat doxalin wi coono gi bari na te bu coono baree dañ naan coono bari na parce que yàlla dëgg la bëgg dëgg la waaw parce que léeg-léeg dañu toog di maslaa di wax yoo xam ne yi fekk ne nekk na te loolu amul coono am na na ci góor yëpp jàpp ne loolu moom moo am ndax dëgg la yàlla bëgg en tout cas yaakaar naa ni yeneen prison moom foog mu am ndax ñu mun a respecter li nga xamante ne mooy condition de vie yi prisonniers yi war a am c'est vrai seen liberté la ñu ñàkk mais ñàkkuñu seen dignité bu ñu toppee waxtaan bi Mamadou Ndiaye xam naa dinañ ci toog débat fii ba suba parce que sujet la boo xamante ne ça revient tout le temps et à chaque fois qu'il y a un scandale dañ koy reprendre mais rien mais et puis beneen point bi c'est que bu ñuy wax ci dirigeants yi mooy moment bi d'habitude ci la problème yi di gën di bari mooy période 3 mois de vacances yi période 3 nawet beeg ci nga xamante ni mais tamit ci la moo nekk période bi nga xamante ni ci la suñu gouvernement yi di jël vacances c'est que loolu tubaab bi moo ko defoon ci période parce que ñoom moom heure bi moo leen arrangé tubaab bi heure yi la ñuy jël vacances moo tax nag même man je suis pas d'accord que ñun suñu période bii bu ñu ko tollee mu nekk ñu sunu ñi nga xam ne ñooy dirigeants yi di jël vacances sérieusement je suis pas du tout d'accord loolu tubaab yi ñuy imposé woon ñun suñu période pour vacances je pense ay gàmmu la ak ay voilà mën nañ ko jël nit ku nekk nag am nga droit noppalu den 2 semaines am nga ci droit mais je pense pas que mu nekk moment bii nga xamante ne ci la jafe-jafe yi parce que on est un pays pauvre période bii mooy hivernage bi boo xoolee période bii ci la mbënd yi di am période bii ci lay dëkk bi di gën di jaxasoo daal ci la urgence am da ngay urgence yi da ngay replier non mais dëgg la mais du période bii daal moo war a mën a nekk sama xalaat la je pense pas que tubaab bi moo ñu ko imposé foog ñu jël leen conseiller à la présidence mais parce que ñun boobu ñoom seen réalité la mais ñun suñu réalité du période bii nga xamante ni mooy non ça c'est clair parce que soo xoolee en Europe mois d'août tout est fermé tout est calme tout le monde part en vacances c'est pas juste dirigeant yi wala quoi que ce soit foofu population bi dañuy sax dajale comme ñun ni ñuy dajalee wala def prêt pour mën a dem vacances parce que seen aada la seen cosaan la seen